yarne yano xamuli leɓɓe jagtax yen yihuluy papa yen yayitame yete yen yihuluy nega kikka teli wo iba lona koye sile helde cosane kidilona yayta mbamba akuni fo lomuta jakarta kalso koñ abin serena jagana foka yewo hamana wo ɓosno ɓoso yen sayta dakaru nen yen badul faso yen iris cosane yen ay ɓoso ɓoso. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uhdatan min lisani yafqahu qawli. Asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan fii ci Palor TV di ñu seetaan ci Facebook wala YouTube ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu wax dëgg yàlla ñi nga xam ne dañ ñuy topp ci réseau bi ñoom it wax dëgg yàlla ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di ñëwaat ak yéen ci seen émission bii di Palor di ëttu maam ñu di ko amal fii ci Palor TV. suñu nuyoo ñooñu nag ba noppi dañuy ñëw nag fii ci dëkk bi nuyu waa Mbul yëpp jaarale ko ci chef de village muy Moustapha Diouf ñoo ngi koy nuyu bu baax di nuyu notable am yi ñoom nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant bu baax di leen gërëm di leen massawu coono ci yan bi waaye du nuyu imam ratib ak naay moom yëpp ñoo ngi ko leen di nuyu nuyoo bu gën a yaatu gën a sell jox leen ko ñu joxal ñu ko waa dëkk bi nga xam ne ñi ma koy wax ñi dëkkee dëkk muy mag di ndaw di góor ñi ak jigéen ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di teg nuyoo bi ci loxo imam teg ko ci loxo chef de village waaye di dem ba xodd ba nag di nuyu waa xodd ba yëpp nuyoo ba ma di ko teg ci loxol sama baay di chef de village baay Mamadou Seck mu yaatalal ñu ko ci waa xodd ba yëpp ñu ko dëkkee muy mag ak ndaw góor ak jigéen waaye di nuyu tamit notable yi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey ba di nuyu bu baax a baax imam ratib Baye Alaaji Ibrahima Seck ak Baye Mouhamad Diop Ciss ñoom tamit ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax vraiment jël nuyoo boobu di ko tekki seen loxo ñu nuyul ñu waa xodd ba yëpp ci mag ak ndaw ci góor ak jigéen. ñu dellu si waat fii ci plateau bi nga xam ne mooy plateau Palor TV nekk émission bii di ëttu maam fii ci Mbul ñuy nuyu bu baax a baax monsieur le directeur muy El Hadj ci liggéey bu rafet bi nekk encore ci technique bi ci def lu mucc ayib vraiment ñu ngi koy nuyu bu baax a baax waaye du nuyu maam Ali mi nga xam ne moo ne ci caméra bi di suñu doom am engagement lool vraiment jàpp ci liggéey bi bu baax a baax ñoo ngi koy nuyu waaye du nuyu bu baax a baax suñu invité bi nga xam ne moom la ñu am muy Capato Ka waaye di nuyu ñi mu àndal ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu muy Abou Sow ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax Alioune Diouf ñu koy nuyu bu baax a baax ak Tidiane Sow ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu tamit Ablaye mi nga xam ne moom laa bokkal émission bi nga xam ne mooy émission ëttu maam ñu bokk di ko defandoo fii ak suñu rakk di Khalil Diouf di sama rakk di sama xarit lool sax ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax nga xam ne ñaari samedi gi nii mu ngi absenté waaye ci lépp ci ngir lan ci liggéey rek la nekk xëy na bu amatee opportunité ñëw rek ñu bokkaat émission bi waaye jàmm rek moo ko téye su ko defee bu ñu delloo ci plateau bi dañuy jox Ablaye suñu rakk di suñu xarit di suñu doom vraiment moom it di sëtu maam nga xam ne mu ngi taxawee émission bi taxawaay bu am solo moom it mu nuyoo su ko defee bu nuyoo ba pare ñu dellu ñu kàddu gi ñu jox Capato moom it nuyoog moom delloo Ablaye kàddu gi nga xam ne mooy dalal ganam ci questions yi ak réponses yi ce qui fait ñun ñu ajusté leen ci wàllu chronique bi incha allah kon Ablaye ñoo ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay Mame Mbaye di wax salaamaaleykum wa rahmatullah ñi nga xam ne ñooy seetaan Palor TV yëpp di nuyu Mame Mbaye bu baax a baax di nuyu suñu mbokk mi toog muy Capato Ka bokk ci coalition bunt bi di nuyu mbokk yu mu àndal yëpp di nuyu seen waa coalition ñi nga xam ne ñu ngi koy seetaan actuellement aussi. di nuyu daal ci gàttal képp koo xam ne yaa ngi safoo Palor TV waaye di bëral nuyu suñuy kilifa yëpp moo xam chef de village yeeg imam yi fépp fu waay nekk rek nga dégg kàddu gi ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax a baax di la nuyu di jaajëfal encore une fois waa 100% Palor TV di ziare ñëpp xam naa ci kanam rek ñu bàyyi suñu mbokk mi Capato bu nuyoo rek incha allah ñu daal di dugg ci waxtaan wi. ok jërëjëf Ablaye ni nga ko waxee noonu la nuyoo bi rafet na te matale na kon su ko defee xëy na bala may jox Capato ñu nuyoog moom
dafay baax ñu leeral tuuti ndax cappaatu bi ñu invité ku ne xam na ñu bari xamuñu ko waaye ñun ñi ko jege tuuti wala dem fa xool ko xam nañu gis li muy liggéey jóge Daral Pël. Daral Pël mu ngi toll fii ci tableau commune boo ko seetloo fii te la sa càmmooñ booy dem Thiès mu bokk ci commune Kër Moussa mu doon conseiller ci commune bi ci mairie bi waaye Cappaatu Ka moom itamit am na yeneen loo xam ne ci lay yëngu mu nekk coordinateur wala président des éleveurs de département de Thiès ba pare nekkaat coordinateur mouvement ànd liggéeyal Sénégal kooku mooy Cappaatu Ka moo am ay réalisation yoo xam ne def na ko ca Daral Pël mu war a doon koo xam ne war nañu fexe war na xamante ak waa commune bi ak ci ay ambition am ci ay engagement wam tey jii ci vie sociale ak vie politique ak même vie professionnelle ñu xam kan mooy Cappaatu Ka moo waral ñu invité ko fii pour waxtaan ak moom su ko defee Cappaatu ñoo ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay di leen jaajëfal yéen ñi fi teew yëpp muy Seck ak Ablaye ak ñi nekk ci toog ci suñu wet yëpp di nuyu délégation bi ma àndal muy Abou Sow ak Tidiane ak Aliou Diouf di nuyu waa Palor TV yëpp di nuyu waa commune Kër Moussa ndax suñu waxee commune Kër Moussa rek bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu mag bàyyiwuñu ndaw bàyyiwuñu xale bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu jigéen ñëpp la ñuy nuyu di leen sant bu baax ci teewlu bi ñu teewlu. jërëjëf Cappaatu nuyoo bi gàtt na am na solo waaye lii ñëw ci kanam xëy na dana gën a yaatu ñu gën a xam kan mooy Cappaatu waaye dafa am loo xam ne mbokk yi du ñu mën a àgg ak yéen ci émission bi ndax su ma paree damay jox Ablaye rek ñu daal di tàbbi ci question yi waaye dafa am loo xam ne foog ñu leeralal leen ko tuuti su ko defee li ñu naan dige bor la ndax dañoo diggante woon ak yéen ci évité yi nga xam ne ñoo waroon a ñëw tey ci ëttu maam mu waroon a doon Cappaatu mi toog tey ñu di ko remercier bu baax a baax ci teewaayam mook ñi mu àndal mais ñu waroon a amaat coalition République des valeurs ñoom it ñu amoon seen membre bu ñu envoyé woon moom ngeen gisoon ñu defoon annonce yi def publicité yi ba noppi waaye li ñuy wax jaam ak sabab yàlla ak dogal xëy na loolu moo waral mujj ñu mën a ñëw ñu woo ñu démb xamal ñu ne am nañu empêchement yoo xam ne tax na ba mënuñu ñëw waaye ñu ngi ciy jéggalu bu baax nag suñu téléspectateurs yi vraiment di jéggalu tamit seen sympathisants ak seen militants yi nga xam ne ñu ngi leen doon xaar ci émission bi di ëttu maam ñoom ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax vraiment jéggalu nañ leen yéen ñoom it jéggaluñu ñun ci programme bi nga xam ne tegoon nañ ko te yàlla def na mujjul am mais ñu nit comprendre nañu mais ñoom wax nañu tamit ne ci biir loolu bu soobee yàlla lii bu passé dinañu am na programme boo xam ne dañ ko élaborer entre ñoom ak Palor TV loo xam ne bu boobaa xëy na mooy gën a taxaw sax xëy na am solo ni ñu ko waxee ñoom émission bi nga xam ne waroon nañ ko def mais ñu ngi jéggalu une fois de plus population bi bu baax a baax di jéggalu bu baax a baax sénégalais yi waaw su ko defee Ablaye kon loolu mënu woon a ñàkk ñu wax ko suñu téléspectateurs yi ak suñu soppee ak suñu fans yi nga xam ne ak suñu conseillers yi nga xam ne dañuy ànd ak ñoom ñu mel ni ñoom Alaaji Seck El Hadj ñoom Omar Seck ñoom Omar Faye ñoom Astou Diagne ñooñu ñëpp nga xam ne dañuy woote tey di ñu encourager ñooñu duñu mën a bañ a wax leen lu mel ni bañ leen a mën a sànni aussi ay kàddu yu nuyoo suñu leen nuyoo rek nuyu nañu waa 100% yëpp kon Ablaye kàddu gaa ngi noonu nga tàbbi ci waxtaan wi incha allah. incha allah jërëjëf merci beaucoup Mame Mbaye Seck ni nga ko waxee léegi rek gis nga ni ñu ngi door a tàmbali depuis démb ci li nga xam ne mooy campagne électorale bi ci niveau communal bi ak national yëpp gis nga réew mi mu ngi commencé di am beneen tournure beneen ambiance voilà ñu ñaan rek njëriñ tukkee ci te mu doon jàmm incha allah ba ñëpp rek voilà ñu def ko si jàmm ba ku ci nekk la nga ca moomee suñu borom jox la ko incha allah donc ni nga ko waxee rek tey waxtaan bi ni nga ko waxee sànq ñaari invité la ñu waroon am parce que dañu nekk ci logique gu invité ñi nga xam ne ñooy tête de liste proportionnelle yi voilà ci loolu la ñu nekkoon beneen invité bi dafa am benn empêchement comme ni ñu ko waxee léegi ñu dalal bu baax suñu mbokku Cappaatu Ka mi nga xam ne moom la yàlla dogal tey mu nekk ci plateau bi di ko nuyuwaat bu baax
xam naa tey li ñu fas yéene waxtaan ak moom mooy comme ni nga ko waxee sànq amaana sax juñu nga ci yoo xam ne xaw ma ko woon ci moom waaye daañuy xuus ak moom foofu ci parcours professionnel bu mu am ak histoire politique bi nga xam ne en tant que homme politique nga xam ne am na fu mu jote jaar daañu ci ñëw moom xuus ci tuuti pour am lu ñu xam ci jëmmi nit ki beneen bi ci des mooy comme ñu ngi jëm ci cadre campagne daañu waxtaan ak moom ci ban analyse la mën a def en tant que homme politique en tant que opposant ci li nga xam ne mooy bilan équipe municipale bi nga xam ne actuellement mooy gérer lii di commune bu Kër Moussa daañu ñëw ak ñoom aussi ndax ku teg dara li nga xam ne mooy seen programme coalition wu bunt bi ici au niveau communal daañu ci ñëw ak moom beneen bi ci des daañu laal tour ci li nga xam ne mooy cadre campagne yi gis nga ñu bëri ñu ngi def discours des chartes de non violence par rapport ak yooyu yëpp ñu xool moom li nga xam ne en tant que leader politique ban kàddu la ciy am noonu daal la ñu fas yéene tëralee waxtaan bi kon muy noonu Thiapato ginnaaw bu ñu la nuyoowaatee di la ziyaare bu baax di la ñaanal jàmm ñu bëggoon xam tey Thiapato Ka comme niñ ko waxee sànq nga xam ne Mame Mbaye am na certaines yi nga xam ne jot na ko fee lim wante daañu jox Thiapato kàddu gi mu ñëwal ñu li nga xam ne mooy parcours professionnel am bu ñu nee parcours professionnel d'un leader politique tey Thiapato tey yaa nekk ci plateau bi bu ñu bëggoon xam yow tey sa parcours professionnel lan la. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziare Thiapato Ka man maay Thiapato Ka coordinateur départemental de Thiès convergence des éleveurs pour l'émergence en même temps jiite mouvement boo xam ne dañ ko tuddee ànd liggéeyal Sénégal je suis le coordinateur kon kooku mooy Thiapato Ka Thiapato Ka nag li ko dugal ci politique mooy que gis loo xam ne lii war nañ ko mën a taxaw pour xeex ko moo tax mu dugg ci politique te gis loo xam ne li aussi réew mi wala gox bi ñu dëkk mooy commune Kër Moussa ni mu waroon doxee dox bi des na moo tax ñu dugg ci politique sol suñu daal dugg ci politique jéem a xool ndax nan la ñu mën a amee ay yitte population bi am jafe-jafe population bi jëm cee taxaw loolu daal mu ñu yëkkati. jërëjëf loolu mooy li nga xam ne moo yëkkati kii di Thiapato Ka bu ñu doon laaj tey ci wàllu cursus scolaire ndax am na wala ndax am na yenn genre formation yoo def ba tey nga mën a jiite coordination yooyu. waaw xam nga Thiapato Ka moom dugg na école gaaw na génn école parce que defe naa niveau CM2 laa génn école bi ma génne école aussi sama métier bi gën a mag ci samay métier mooy ñaar mooy élevé ak commerce man loolu laay liggéey loolu mooy sama profession boo xam ne bi boobu moom laa bi ma génne école ba léegi ci moom laa teg baaram te yàlla may na ma daal am na lu ma ci suturloo macha allah macha allah am na solo merci beaucoup Thiapato wax nañ ko sànq yow homme politique ba depuis quand nga dugg ci terrain politique bi. bon yàggul lool bon yàggul lool bu baax mais bu ma yeboo ma ne depuis 2002 laa dugg ci politique en 2002 laa dugg ci politique jusqu'à présent maa ngi ci politique di ci gis lu nekk kooku daal 2002 laa ci dugg ci politique. depuis 2002 ndax jot nga occuper ay poste responsabilité ci lu mel ni mairie wala yeneen. non man yàlla def na sama xel musul nekk conseil municipal wala yooyu. man dama doon liggéey pour développement wala mu gis loo xam ne lu war a mën a yegg lu war a mën a nekk ci dëkk bi la. ma dox ko indi ko ci dëkk bi. man loolu mooy sama ambition. ci politique. d'accord merci beaucoup maam loolu mooy li nga xam ne mooy. présentation boo ci amee. waaw foofu bu la ma ko bëggoon a laaj rek mooy bi muy dugg ci politique. ci ban parti la dugg ci politique. ak kan la ci àndaloon ba tax mu àgg ci fi nga xam ne àgg na ci politique. waaw xam nga politique moom boo fekkente ne dangaa dugg ci politique génération bu ñëw ak li muy fekkee. boo xoolee en 2002 président Abdoulaye Wade moo fi nekkoon. ñu nekkoon PDS. jógewaat PDS dem ci APR. jógewaat ci foofu nag ba fi mu ne nii fa lañ nekk ci APR la ñu nekkoon mais actuellement nii bi ñu demee ci pour commune bi mu nekk ñu ci loo xam ne lii wax dëgg yàlla actuellement nii ñëpp ñoo xam ni waa APR ak waa ñëpp la ñu boole. mais li ñu bëgg mooy nan la ñuy fexee ba réaliser dara ci commune bi. waaw xam nañ ne élection locale bi ku ne gis na ni mu tëddee. mais dama xamul bi ngay dem ci APR nekk PDS bay dem ci APR da nga ànd ak Momar
le monsieur le maire dem wala da ngaa demal sa bopp wala naka la demee foofu. waaw monsieur le maire moom man ak moom a àndoon ba ay 2009 ba 2011 ba 2012 man ci laa dem APR. parce que boobu dama gis ne liggéey bi président Macky Sall di liggéey ci réew mi yaakaar naa ku jar a jàppale la. man moo taxoon ma dugg APR nekk APR. moo mu yóbbu aussi ba ma nekk coordonnateur départemental. même kon transhumant wu Momar an taxul nga dem. déedéet. Momar maa ko njëkk a dem auparavant d'accord. waaw loolu am na solo. loolu baax na ñu xam ko. ce qui fait dana wane ne aussi. homme de ambition nga. et puis am nga décision yoo xam ne soo demee ba di ko jël. doo ci xaar vraiment yenn yi. mais mun nga ko jëlal sa bopp en tant que ku ñëw ba aussi gis Daral Peul la nga fa def dana xam ne kon kii. vraiment ay engagement am na solo quand même. alors loolu am na solo moom am nay fan yi ci ginnaaw ñu doon gis ay affiche ci wàllu électrification ndax moom mën nañu añi ay leeral ci loolu ci ay réalisation waaw comme ni ma waxee man dama nekk nit koo xam ne kii sama politique fi ma ci bëgg a basé wu mooy ci développement village bi ma nekk. ak développement commune bu Kër Mousso. village Daral Peul moom laa jàppee village Xasuxaat moom laa jàppee village Xeynin moom laa jàppee beneen village. dama xalaat ne lépp loo xam ne lii war na mën a nekk ci commune Kër Mousso rek war nañ ko mën a wuuti indi ko. parce que commune Kër Mousso boo xoolee commune bu am ressource la commune bu baax la ci yenn niveau yi nga xam ni vraiment. ñëpp tey boo xoolee commune bu ko ëpp ci département Thiès bariwul. mais yàlla dafa def ñun daal li ñu gëm. mooy que dëkk bi ñu nekk dañ fa nekkoon amul ndox. amul courant. amul ay lampe solaire. yoon bi baaxul. yàlla def solaire courant bi ñu fa njëkkoon indi nekk na fa ñetti at takkul. après ñu amoon benn invitation bu ñu doon dem fali Bono côté Mboro. ànd ak suñ benn mbokk boo xamante Samoudi. Tasek Baba Diallo mooy directeur ASER. ma jàmbatal ko. mu ne ma bu soobee yàlla courant bi du yàgg avant muy mot 20 jours dina takk incha allah. moo tax courant Daral Peul takk ci sama loxo la takkee. sama lamiñ bi man maa ko wax bi mu takk. ñaareel bi ñu demee xool nan la ñuy def ba am ndox. fexe amuñu ndox. man ma am ay partenaires yoo xam ni ñoom ñoo ma jàppale ba ma gas lu fa forage defe naa ni monsieur Seck gis na forage bi foofu. panneau solaire panneau lampe solaire lampadaire yi fa nekk. yàlla moo ñu jàppale bi ñu am partenaire boo xam ne bii moom man maa dem lijjanti loolu. ba mu indi ko foofu boo yaakaar naa ne commune Kër Mousso Daral Peul rek ngay ñëw gis kii solaire yooyu lampe solaire yi. man yaakaar naa parce que foofu rek laa ko gisee gisuma ko ci commune bi fenn. kon nag ñun. suñu politique mooy politique développement. politique nan la ñuy def ba suñu gox. gën a développé comme kooku yëpp ñun loolu mooy suñu politique. alors merci beaucoup. foofu dama ko bëggoon a laaj tuuti relation. problème de relation nga am ba mën a décrocher yooyu nga xam ne xëy na. ña ko waroon décrocher ca mairie ba mujj ñu ko mën a def ba tax nga def ko relation la. wala connaissance wala naka la war a mën a demee te xëy na wala politique la wala lan. ñaar yëpp ci la connaissance la relation la ndax yàlla du tàmbalil kenn yàlla da ngay tàmbali mu jàppale la lépp loo soob ci kaw suuf te nga jublu ci lu baax boo ci ñaanee yàlla da lay jàppale man kooku njàppalu dimbalu yàlla la te séent nañu leneen lu ëpp loolu loo xam ne ñun bëgg nañ ko réaliser ci commune Kër Mousso ñun loolu mooy suñu ambition politique. alors Thiam ba tey waaw moom li ñu bëggoon xam rek mooy yaa ngi ci APR. ngay mën a am relation yu am solo yooyu ba mën a def réalisation yooyu sa village. pourquoi demoo allié li nga xam ne mooy équipe municipale bi nga nekk nga xam ne ñoom ñu ngi Benno Bokk Yaakaar. xam nga équipe municipale bi fi nekk. gëmatuma ko. gëmatoo ko. gëmatuma ko parce que li tax gëmatuma ko. li ma soxla woon na def wala li may gis mu def ma gëm ko ànd ak moom. gisuma ko. ndax def naa tour village yi nekk ci commune Kër Mousso yëpp. mais gisuma ci benn village boo xam ne mën nga taxaw nga def réalisation lii monsieur le maire moo ko fi def man gisuma ko ku ko gis tamit na ma wax. alors loolu daañ ci ñëw ci point bi si topp. xam naa daañu ñëw ci cadre bilan bi. mais ba tey ci cadre politique. wax nañu stratégie politique yow yaa ñu gën a xam terrain politique. am na ñu bëri jiiñ nañu ki nga xam ne mooy seen leader muy Aliou Diouf
nga xam ne moo jiite bunt bi. wax nañu c'est une stratégie pour wàññi li nga xam ne mooy poids opposition yi maanaam dafay mel ne da ngeen nekk au pouvoir génn dem ci opposition pour affaiblir l'opposition ban kàddu nga am ci loolu. non loolu man gëmuma loolu. man keroog bi ma toogee ci maire monsieur le maire. ma ne ko maire man damay poser candidat. ci télé laay waxee. kon li may wax dama ko ñeme. ñun amul lenn lu ñu booleeg monsieur le maire. man ak Aline Diouf amul lenn lu ñu booleeg monsieur le maire. loolu amul parce que bokkatuñu gis-gis ak moom na bokkatuma ak moom gis-gis. mënutuñu ànd ci matière politique. loolu moom na xel nit yi yëpp dal ci loolu. te lépp lu ma wax dama koy assumer sama responsabilité. man aw mag benn maire ak relation ci li ñuy def ñun dañuy wut pour suñu bopp jot mairie bi jéem a xool nan la ñuy def ba dimbali ñi nga xam ni tey dañoo soog ci commune bi te amuñ ku leen waxal. loolu mooy suñu ambition. merci beaucoup Mame. waaw mën nañu jàll ci deuxième point bu fekkente ni waaw mën nañu dem amoo ci mën nañu dem. voilà loolu mooy li nga xam ne mooy la càppatu kaw. ñoom ñu ngi seen parti waaw mu nga may ma tuuti rek. waaw foofu ci réalisation yi. parce que defe naa jëloon nañ fa ay portrait. doon na baax su fekkee technique bi mën nañu ko wanaale. ñu xam. après ñu xam. vraiment ne maanaam noonu mu ko waxee. nga xam ne def naa monsieur le maire jaar na fi. ak ay conseillers am jaar nañ fi. mais ñoom ñëpp réclamé nañ leen ku fi ñëw laaj nañ la sa lampadaire yooyu fan la toll. mais mënuñu ci jox vraiment réponse boo xam ne. mënees nañ ci teg loxo. mais tey boo demee Daral Peulh loolu tax ma ne ko relation la. wala connaissance la. wala action politique la. parce que boo demee di nga fekk mu def allée bi nga xam ne moo jógee ci route nationale bi. dugg biir Daral Peulh. nga di nga fekk mu def ko ay lampadaire ba nga àgg ca këram ba ca forage ba nga dem da ngay fekkaat mu def fa forage boo xam ne grande forage la boo xam ne ak matériel am solaire yoo xam ne panneau yëpp nga fa. vraiment nga xam ne kii def lii am na ambition def de plus. xaarul it ba ñu fal ko mu nekk maire doog a mën a def dara mais mu ngi koy def ci propre moyen ak propre relation am vis-à-vis avec ay nitam wala vis-à-vis avec politique bi nga xam ne moom lay def donc loolu vraiment lu jar a saluer la ci en tant que quelqu'un boo xam ne sa engagement nekkoo maire peut-être conseiller sax doonoo ko mais sa engagement personnel nga jël di mën a taxawee sa askan defe naa loolu lu am solo la loolu laa ci bëggoon a def commentaire effectivement c'est important xam naa peut-être rejet bi daañu ci ñëw ci kanam loolu am na solo trop parce que engagement boobu c'est à saluer effectivement monsieur Ka yaa ngi wax sànq ci li nga xam ne gisoo benn village boo xam ne mën nga ci dut baaram ne le maire def na fi dara boo ñu doon analyser bu la neexee nga jël ko point par point li nga xam ne mooy le bilan bi nga xam ne moom la maire bi présenté lan moo ci sa kàddu bon li ma ci gis mooy échec total wala partiel non total parce que 20 ans munoo toog ci commune 20 ans ñi nga xam ni tey boobu juddu woon nañu bi ngay toog ci commune bi mën a dem ba mën a voter amul lenn lu ñu mën a duut baaraam ñu naan lii yaa ko fi def parce que man li ma métti mooy benn affaire tey tullu nañu jamono boo xam ne bii kenn waratul a ñiddi nguur boo ko yoree 2 mandats 3 mandats war nga doyal bàyyi keneen ak loo fu mën a def même soo fa defoon dara sax war nga mën a bàyyi comme ñoom Aïssata Tall Sall vraiment ku ma neex la ndax li mu acte bi mu posé acte bu rafet la mooy acte noble aussi parce que bool kenn du lekk ci bool ba pare nga ñiddi ko ba pare def ci suuf da nga jàpp ne même bu maire liggéeyoon sax dafa war a dem maire bu liggéeyoon sax dafa war a dem maa ngi koy nuyu bu baax nag bon waxuma dama wax en tant que politique mais xam naa ne ak nu mun a demee même su defoon dara war na mun a dem ndax wax dëgg yàlla li muy wax nit yi nee nañ yàgg naa fi mais yàquma fi mais yàgg na fi yàq na fi naka la fi yàqee nan la fi yàqee mooy liñ ko joxoon li mu ko waroon liggéeyu ko noonu ñun ñëpp waroon nañ gis suñu bopp ci mairie bi tey soo gisee ma sol sama dàll di créer ay forage yàlla dama dimbali may indi ay lampe solaire yàlla dama dimbali may am ñeneen ñoo xam ne ñooy taal lampe yi ci kër gi moom keroog bi mu ko waxee moom xam na ne moom mënu ko am lii mooy sama ambition mooy forage boobu am naa partenaires yi déjà ba pare
ñoom wax nañu ma fu ma ko soxlaa dinañu may yeneen du boobu rek dinañu may yeneen man dinaa xool village yi nga xam ne ñoo gën a sonn même suñu jotul mairie bi man dinaa xool village yi nga xam ne ñoom ñoo ko gën a soxla mu yóbbu ko foofu. incha allah yéen a ngi def ay tournée ci village yi. ñu ngi def ay tournée ci village est-ce que gis ngeen détecté ay villages yoo xam ne am nañu problème mu ndox. bu baax. mën nga village ci- yëpp. mën nga ci lim par exemple village yoo xam ne. boo am nañu- demee comme gente boobu boo demee comme manko boo demee comme beneen dëkk bi ñu am na benn dëkk séeréer benn dëkk bu nekk fii bu ñuy wax kii Côté Tuli wala- non 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 kër ñoom kër Médoune Kër Médoune. kër Médoune bi ma fa ñëwee keroog man ak Abu maa koy wax Abu keroog ma nekk man de yàlla xam na ne suñu partenaires yi dinaa fexe ba ñu indi fii forage parce que lii def ma mitti ñoom balaa ngay dem seen kër sax day mel ne da ngay dem Kirikoro ndax amul yoon amul yoon non seulement amul courant amul ndox seen saret yi boo xoolee ni ñu koy takkee di dem di kii da nga leen di yërëm ak ñeneen ak ñeneen kon nag man mun naa wax ne tournée yi ñu def ci village yi man defoon naa ne commune Kër Moussa romb na foofu ndeke moom mu ngi taxaw ci communauté rurale bi mu nekkoon ba léegi rek et pourtant boo demee fu mel ne côté zone sud. dafa mel ni même problème yooyu nga wax am na fa muy problème mu ndox alors que ressources yi ñu am mën nañu bañ a wax ressources wala investissement yi ñu am bu ñu mënee lim AIBD mën a lim ñu mel ne Dangote. village yi nga xam ne ñoo nekk ci côté boobu bëri na ci village yoo xam ne am nañu problème boobu. xam nga tey boo xoolee àddina yàlla dafa def mairie boo dem tey day am maire am directeur cabinet ak chef de cabinet mairie Kër Moussa rek ngay ñëw fekk fa maire ak yenn équipe bu tuuti boo xam ne bi kenn xamul lan la ñu liggéey mais am na directeur cabinet quand même. anamu man gisuma ko Thiawara bul minimiser waa ji. non 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 du minimiser xam nga maire bon dama wax li ma gis mais am na directeur cabinet quand même. anamu boo yaa ngi foofu. ah man de gisuma ko ah ouais. te yooyu da ko doon dimbali su amoon yooyu da koy dimbali parce que lépp lu mu mënta def ñooñu dinañ ko mën a def ëllëg su erreur amee wala leneen am dinañ mën a duut baaraam ñooñu foofu daal moom daal foofu moom vraiment dëkk yi sonn nañu quoi. alors ci bilan bi la ñuy xuus ba léegi. maanaam dañu bëgg nga dut baaraam ci seet nañ ci domaine yi. bu ñu waxee domaine santé par exemple. wala domaine nu éducation. wala domaine maanaam suuf si. ban domaine nga ci gis boo xam ne c'est catastrophique boo xam ne mën nga si dut baaraam ci cadre bilan. xam nga affaire suuf si sama xel sama xam-xam soriwu ci lool. mais li ma mën a wax mooy ci affaire santé bi. foofu moom doxul. ndax gis naa ñun poste de santé bi nekk centre de santé bi nekk suñu kër case de santé bi fa nekk benn femme moo fay jaay ndékki benn jour ma laa ñu naan benn femme moo fay jaay ndékki keroog sama xol dafa jeex parce que loo defoon pour ñuy fay faj ay nit amuñu lu ñu fa faje ay nit ñoo jóge fale def fa seen di jaay ay ndékki xam nga loolu doy na santé bu daral pël keroog bu ndooyeen bi ñu fa demee ay béy lañu fekk ñu ngi leen yeew foofu ay béy boo case de santé bi nekk galaan xaw ma am na ay case de santé ñetti case de santé daal yoo xam ne gis nañ leen yooyu presque boo xoolee boo leen gisee sax doo wax case de santé yooyu kay da ngay wax ne rek ay bâtiment yu ñu tabax la rek foofu sooxe na torop sax te tey normalement commune Kër Moussa waroon na am ay poste de santé yu au niveau bu ñu amoon ñett rek centre bi mooy Kër Moussa am benn zone nord am benn zone sud am benn bu yu baax rek suñu affaire jeex c'est important boo ñu mënoon xuusal tuuti ci cadre éducation parce que éducation bokk na ci li nga xam ne mooy moo gën a sooxe ah bon waaw pourtant mu ngi def ay réalisation ban réalisation la def tabax na CEM ku fel ni zone nord non xam nga tey boo xoolee zone nord ni mu toll bu amee benn CM rek mooy doxul zone nord waroon na am lycée tey man dama calculer tey ñun suñu programme war nañu am ñetti lycée yoo xam ne lycée yu moderne yu baax xam nañu ne du capacité maire mais da ngay wuute ay partenaires def ko wala dem ci état bi mu def ko. alors daañu ci ñëw léegi ci seen cadre programme. mais ba tey ñu xaw a xuus tuuti moom ci bilan bi. parce que dañuy bëri ci période bii nii. ñoom ñu génn def nañu lii def nañu. alors ñoom ñoo nekk au pouvoir c'est normal. maintenant opposition bi taxaw di wax ni defuñu fi dara baatu defuñu fi dara dafay xaw a suufee trop. mais boo mënoon évaluer les faits war nañ carrément que ni lii peut-être def nañ fi benn waaye juróom lañ fi doon xaar par exemple
nga dut baaraam de façon stratégique yi nga xam ne mooy certain ci domaine yi. wax xam nga man lu ma gisul mënuma ko wax. du question xas kenn du question tuutil kenn mais lu ma mën a wax mooy lu ma gis. mu ngi noonu maam. waaw foofu daal moom li nga gis daal mënoo laal lenn ne maire bi fi nekk wala mairie bi fi nekk def nañ fi nangam bii nga xam ne ku ko làmb daj ko donc foofu day mel ni yéen da ngeen am beneen programme xëy na boo xam ne du ñàkk muy gën programme mu maire xëy na après comme foofu gisu fa dara dañuy dugg xëy na ci loolu su ko defee moom it ñu wan ñu ñoom lan la ñu andi donc ak ban stratégie la ñu amee pour tegal ñu loolu vraiment ñu continuer waxtaan bi quoi. voilà mu ngi noonu Mame Mbaye Seck di ziara wat bu baax càppatu ko niñ ko waxee léegi bilan moom nee na moom peut-être mel bilan 0 la am wala négatif selon moom na mu ko waxee ci biir yi kàddoom wax nañ ko sànq opposition moom dafay faral di teggi waaye li population bi di xaal peut-être mooy boo teggee nga teg amaana jaadu na fi ñu toll ouverture campagne population bi xam ñi ñuy bëgg jox suñu commune ana ban programme la ñuy jaay naka la ñu mën a présenter programme boobu ak naka lañ koy évaluer càppato boo ñu mënoon tey présenter sa seen programme ci cadre bunt bi. bon ci cadre bunt bi ñun yàlla def Aline Diouf bi ma àndal man ak moom li ñu boole mooy que dañu bokk gis-gis suñu gis-gis du suñu question suñu intérêt lu ñu am def ci suñu poste déedéet suñu intérêt mooy que nan la ñuy def ba mën a sukkali commune Kër Mousso mu mel ne commune yi ci des ci wàllu élevage bi ma yëngatu ñun bàyyiwuñu sax ñi nga xam ni dañuy def ay projet ci wàllu liggéey bu mu munti doon bu jëm ci projet élevage ñu ngi ciy def ay jéego yu bari en même temps ci wàllu agriculture gis nañu boo xoolee zone nord bi comme ate côté Ndey ay côté Galaan ay non côté Ndey ay côté Ngomeen temps en temps dañuy béy seen soble yi mais pour ñu jaay ko sax problème la man dama xalaat tey bu ñu jotoon ñun dañ fay def ay chambre froide yu mag gën a développé au lieu que ñuy loti sa suuf si wax mënoo ma wax ne dëkk waaye du yokk mais ñu jàppale ñi nga xam ne aussi dañuy béy pour ñu mën a am ëllëg suñu béyee ñu am fu ñu ko denc loolu war nañ ko mën a am ñetteel bi mooy problème Kër Mousso am na côté boo xam yomb na fa régler ci côté école njàng mi ak ci côté santé bi parce que comme ni ma la jokkee tey boo defoon ñetti lycée yu mag zone nord zone sud zone centre ak quelques CM même bu dee ñaar wala ñett rek problème njàng mi presque réglé wu na te nga wuutal leen aussi subvention yoo xam da nga koy jox toujours école yi ci wàllu fourniture ci wàllu ay seeni bibliothèque wala ay ci yeneen ak yeneen. alors yéen ci seen cadre programme comme yéen a ngi def tournée. est-ce que jot ngeen évaluer le terrain ba ngeen xam ne tey bu ngeen jotoon mairie bi. amaana ñaari yoon ñetti yoon gis ngeen benn position géographique boo xam ne bu ngeen ko exploité woon tey mënoon a nekk benn centre boo xam ne dina mën a abriter benn lycée wala benn CM. est-ce que yéen a ngi jotoon def évaluation ci terrain bi. xam nga baadoolo mooy soxla du am. waaye buur moom. mais buur bu soxla day am. ndax tax ma wax la loolu. tey bu ñu defee projet mu jóge ci état bi directement. force ñu am fu ñu ko def. alors non waxuma maanaam fu ñu ko war a def rek. mais stratégiquement. boo seetloo village yi ñu dëkkee ci commune Kër Moussa. dafay xaw a am benn distance. dafay xaw a sorantoo tuuti. ci position géographique. xam nga yooyu yëpp